dafa am benn base bi nga xam ne. base de culture la ak d'éducation. bi nga xam ne bu ñu bëggee am une société bi nga xam ne qui sera bu transparence di am. maanaam njuuj njaaj sàcc jubadi macro yi yëpp dañ fa. maanaam li base bi kon éducation la war nekk. ndax c'est une culture d'abord mooy tax nit ki parce que ñiy luubal ak ñiy jubadi ak ñii ñëpp si kër la ñu jóge ci ñun la ñu bokk jóge ñu leen dëkk jóge ñu leen planète wax dëgg yàlla. au-delà de cette culture là dafa am yeneen 3 points yoo xam ne man jàpp naa ne par rapport ak li mu wax. te loolu dafa résumé lépp. 3 points yi tant que mu ngi fii am transparence du mën a nekk. benn bi mooy tant que guerre ci vote mu ngi am. autorité politique yi dañ soxla di sàcc tuuti xaalis di luubal dara pour mën a fay ñi ne war a voter muy benn. tant que ay contrat mu ngi am ak ay entreprises étrangères ci ay ressources yi nga xam ne képp ku jiite xam na ni mën na jënd fu ko neex alal ci bitim réew mën na rawalee xaalis te su demee dara du ko ci fekk su boobaa transparence bi wax dëgg yàlla dina jafe waaye tant que tam ay caisse noire mu ngi am. président di am ni mu mën a jënd moo xam ci ay homme politique la wala ay sëriñ. di leen jox te fekk askan bi mënu koo saytu. ñett yi tant que mu ngi am wax dëgg yàlla man jàpp naa transparence wax dëgg yàlla du mën a nekk donc transparence c'est un luxe bi nga xam ne dafa am ay sacrifices yu extraordinaires yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a consentir à la base ci wàllu éducation ci wàllu jikkook melo mooy tax wax dëgg yàlla loolu mën a am donc xaw ma ndax ñeen ñoom xam nañ clé d'or am na non am na lu mu ci bëgg a sof waaye terewul yow mën ngaa tàmbali moom suy d'accord incha allah mën cee sof li mu bëgg a sof incha allah donc macha allah Pape Maguette par rapport ak problème transport bu Sénégal am wax dëgg yàlla jafe-jafe la ak betteel waaye nag jaaxaluma te normalement warul jommal kenn ci waa Sénégal ndax Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne chaque fois ma ne gars yi man dama gis sax du dëkk benn gros village rek bu ñuy woowee Sénégal waaye c'est pas un pays ndax un pays dafa am des minima yi nga xam ne réglé na ko gérer ko assuré ko ba tax ñu mën ko woowee un pays maanaam ñun Sénégal wax dëgg yàlla dañoo am prétention nous sommes trop prétentieux waaye eggaguñu foofu ñun donc Sénégal du transport bi kese kon man gis naa ni amul benn secteur Sénégal wala amul benn point wala benn plan bu toucher le Sénégal bi nga xam ne qui va bien depuis ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey rawatina avec le régime catastrophique bu ñu am aujourd'hui bi nga xam ne les scandales en puissance maanaam de manière exponentielle la ñu amee ay scandales ak ay problèmes donc gisuma secteur bu am tawféex bi nga xam ne qui a été bien managé sous le régime de Macky Sall wax dëgg yàlla man gisuma ko. boo amee ko gis tamit na ma ko wan findal ma ko dinaa nangu parce que dëgg rek lay war. concernant le transport nag. tey li ñu dund tey dafay firndeel dafa feeñal ñetti mbir yoo xam ne ñetti mbir jar naa jàngat bi si njëkk mooy dafa am une faillite de l'État dans l'offre de services publics de transport en réalité ndax ay privé bu ñu booloo woon ñun dañuy grève on va parler du secteur boo amoon un secteur public très puissant et très fort ba pare très présent dans le territoire normalement askan bi du ko yëg comme ni mu ko yëgee tey donc kon secteur la bi nga xam ne kon état bi il est conscient que defu ci dara te aujourd'hui infrastructure yi état bi sànni moo xam terre la yëpp ba tey du renverser la tendance parce que terre bi gis naa gars yi waxu ay 115 000 personnes par jour rek gis naa BRT bi statistiques yi on parle de 300 000 personnes par jour rek yii yëpp ay lepp la yoo xam ne yu inopportune yu gën a expose Sénégal dans sa puissance financière waaye du régler réellement les problèmes de base yoo xam ne askan bi am ci wàllu transport aujourd'hui dafa ñaaw nga dégg ay syndicats ñoom ñëpp taxaw ne dañuy grève ils ont 11 points yoo xam moom la ñuy revendiquer waaye bi si gën a frappé bi si gën a attiré sama attention man Pape Maguette mooy raquette bu leen policier gi gendarme yi raquette si tali bi lépp ñu liggéey ñi nangu ko bokk na si lu tax ñu grève ñoom tey waaw lii dafa ñaaw te dafa yéeme te lii dafay wane le rapport de l'agent public par rapport à ses concitoyens chaque fois ma ne foofu dafa jar di teg fa baram tuuma Pape Maguette ñun dañoo nekk un pays qui prétend être indépendant man dama gëm ni ba tey nous sommes pas indépendants su ma gisee sax gars yi di wax l'état post-colonial daf may jàppale dafa ma gëm nous sommes toujours dans une colonisation beaucoup plus dangereuse sax déjà waaye ñun nekkuñu ci indépendance wax dëgg yàlla mais l'administration coloniale ni mu doon jëfandikoo ak di ko dundee ak les citoyens man ñu doon woowee sax les indigènes di leen toroxal ñàkk leen jox cër ñàkk leen wekk di leen tuutil maanaam tubaab bu mu fi nekkee noonu lañ doon jëflanteeg indigènes yi ba Sénégal commencé woote indépendance dem tubaab yi dem wala boog tubaab yu weex yi dem tubaab yu ñuul yi wutu leen ci ñu doon def man dama gis ni l'administration n'a pas changé de démarche par rapport ak les citoyens maanaam ba tey suñu police bii daf ñu mépriser un agent public da ngay dem yaa koy fay yow parce que impôt moo koy fay yow yaay employeur am
mais da lay gëdd di la ñàkkal solo moo xam tribunal la moo xam police la moo xam gendarmerie la maanaam fépp fi nga xam ne yow tu es un usager dañ la war a servir ndax yow yaay fay gi fa nekk ba tey pour nga am fa un service sax dañ lay tuuti di la ñàkkal solo lii lu extraordinaire la waaye ñaareel ba dem nañ ba nekk ci benn état d'esprit bi nga xam ne Pape Maguette policier bi taxaw ci boppu koñ bi dafa am une double faillite dafa am une faillite religieuse mooy kilifa diine yi sànq yi imam doon wax ndax fii kii nekk si tali bi taalibe la de soo waxee mun la barke El Hadj Malick wala barke Sëñ Touba wala barke Baye Niass wala barke Limaamu taalibe la waaye terewul corruption nga xam ne yenn si sam lu mu ci wax ci hadis maanaam lu grave la maanaam lii lu yéemal li nga xam ne ku taxaw am foi wala nga am njaboot leen dundal waroo sañ yow jël 100 francs jàmbur sax di ko lekk wala di ko yóbbu sa njaboot en submat yow nga ne yow taalibe nga te jullit nga donc kon y a une faillite religieuse ndax ñooñu ne ne ay taalibe lañ te ñooy raqueté 1000 francs 2000 doomu aadama yi deuxièmement mais y a une faillite au niveau des élites du pays maanaam ñi nga xam ne ñooñu jiite muy ministres yi di DG yi di présidents yi ñoom ñëpp la population de masse daf leen xoolee ni ay sàcc la ñu ngi sàcc ay milliards kon man su ma nekkee stade bi sàcc ay 10 000 ak ay 5 000. amul solo man amul solo ndax kee ay milliards lay sàcc. donc kon Pape Maguette lii lu grave li nga xam ne dafay réinterroger la sociologie du Sénégal. ak surtout comment le Sénégalais lay évoluer dans une société très matérialiste nag. une société bi nga xam ne société xaalis kese la xaalis lañ jël érigé ko te loolu élite politique et religieuse yi ñoo ko def. ils ont montré que ku am xaalis dañ lay respecté ku am xaalis dañ lay recevoir ku am xaalis noo ko mënti amee baax na on a même sorti des slogans yoo xam ne. mais slogans yu catastrophique la. ay xaalis kenn ko liggéey dañ koy lijjanti. ah mais ay contre-valeurs yi nga xam ne. aujourd'hui les Sénégalais dañ ko commencé gëm. fi may daanee rek Pape Maguette mooy. l'État dafa wane ni yërëmul ñu wax le petit Sénégalais maanaam le Sénégalais lambda. ndax bokk na ci seen ay xeex ñoom tamit ba tey licence yu ñuy jënd ak yenn autorisation ñuy am yoo xam ne licence yu ñuy fay ñoom dans le transport public wala transport commun mais dafa élevé par rapport ak seen pouvoir d'achat ak seen am-am. li nga xam ne seen ay accords yu ñu signé woon lii dafay tegaat encore le problème d'un état bi nga xam ne un état qui s'illustre dans le mensonge ñu dañoo am ay kilifa yoo xam ne maanaam li ñu leen xamee ñoom mooy wax lu dul dëgg ak tas yaakaar. dañuy xaatim ay tënk ak ay liggéeykat ba pare duñ ci respecté dara. maanaam dañoo am ay njiit yu fen lii mooy wax ji. maanaam fen gi dafa commencé léegi nekk lu institutionnel. léegi naka ngay mën a kenn ki nga xam ne 7500 la bëggoon fay. nga dégg ko ne ko naa ko waaj 7500 ba tey mu ko ne fay 30 et quelques mille francs pour mën a am licence boobu. li waroon nekk 7500 ñu koy fay loolu 60 000 francs. pour mën a am licence mën a dawal dama ne lii état bu gourmand la. te loolu tamit loolu tamit dugguleet nag. ndax un état bi nga xam ne dafa am clientèle bu ngand bu mu bëgg a caser. état bi nga xam ne tappalekat la te ñëpp ay sàcc. état boobu ñëpp lu mën a yokkee revenu yi daf koy def du am yërmande ci askanam. donc Pape Maguette xanaa peut-être loolu laa ubbee par rapport ak. sa problème imam nga ko tijjee xam naa damay dem ci moom. ndax wax nga ci policiers yi nga xam ne. en fait loolu bokk na ci point yi nga xam ne. problème la ci ñoom. xëy na nag peut-être am na ci yoo xam ne ni ñun. jàppuñu ko wala maîtriser ñu ko. waaye li am baam daal mooy boo demee ci transport problème am na ci. nga dem ci éducation problème am na ci. yooyu yëpp maanaam ndey problème yooyu yëpp wala bàyyi problème yooyu yëpp kan la en réalité. Cheikh Omar daf may fàttali benn proverbe bu Thomas Sankara doon wax. Thomas Sankara moo wax naan ce que les élites ne font pas pour le peuple. le peuple le fera pour lui-même. dëgg la. gis nga tey situation bi ñu toll. réew mi ñaari crise lay dund. wax na mën naa sax ba ñett. crise bi ci jiitu mooy crise de repère. te crise yëpp crise boobu ci gën a bon. parce que Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu dafa wax benn bayit bu am solo. boo xam ni Cheikh Omar da ngeen ko war a traduire ci langue yi am ci réew mi yëpp. pour ñëpp mën cee jot. dañuy ab société boo gis. ñaar a koy defar ñoo koy yàq. ñaari pouvoir yi mooy le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. lii Cheikh Omar moo ko wax. mu ne ñooñu bu ñu jagee rek société bi jag. waaye bu ñu élite yi bu ñu échecgee maanaam peuple bi yëpp échec na. wallaay moo tax mu ne maa afsada diinu siwal muluki wal ulama i suu i bil ufuki. waaw tey nag problème bi ñu am tey mooy al ulama u suu. malheureusement mooy borom xam-xam yu duural buur. parce que il est temps ñu wax mag ñi tamit du ñu bind. comme ñoom lañ gëm. réew mi boo nee mag ñi ñu yuux mais nañ wax mag ñi liñ bind. parce que mag ñi ay déclaration lañ fi bàyyi. yu leer nañ. yaa ngi dégg wax fi ñu jaar seen biographie ñu wax ko. nan lañ contrecarrer tubaab bi fi nekkoon. yaa ngi dégg.
mag ñi mosuñoo bàyyee réew mi kenn. tey jii ñu ngi wax ku mel ni Maba Jaxu Ba. mais Maba lan la woon Maba dafa nekkoon imam. sëñ daara ba pare nekk soldat di jiite xeex bi. ba pare nekk imam. boole ñaar yëpp. ñaari pouvoir yëpp mu téye ko. nekk chef d'état. léegi nag gis nga bu ñu bëggee am solution. tey peuple bi moo ci mën a génne bopp. parce que nit dañuy wax tamit lépp lu mu nangu buñ ko tegee dara nekku ci. dafa dagan sax dafa dagan. bu ñu waxee ñu naan yàlla réew mi li fi ne yàlla teguñu ko. dëgg la yàlla climat bi maanaam climat bii ñuy noyyi moom la américains yi di noyyi. moom la les pays Maghreb di noyyi. te ñoom dem nañ. kon ñun ñoo pareegul pour dem. yàlla moom lañ ko ci génne. lii may wax ni alxuraan la du samay wax. Allah ne modifie point l'état d'un peuple. tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. loolu moo jiitu ñun sunu juddu. alxuraan la yàlla du soppi nit benn peuple lu dul peuple bi ñooy jóg taxaw. Sénégal il faut ñu gëm ni 5000 francs booy lekk tey di xiif ñetti at. di lab dépense. maanaam nga bàyyi 5000 bi mu dem nga jéem a wut solution pour bañ a teel leb dépense. corruption bi nekk ci réew mi. loolu Sénégal yëpp gis nañ ko. te Cheikh Omar junj na ko. gis nga yonent salaay salaam bi mu am na bàkkaar yoo xam ni islam daf koy toléré. mais yonent bi mu agsee ci corruption dañu képp ku koy def bokkoo ci man. loolu dañ cee war a taxaw. waaw laanatullahi alayhi. waaw képp koo xam ni yow dañ lay ger. yow miy geree bokkoo ci l'islam ki ñuy ger nga koy accepté bokkoo ci l'islam. dëgg la al-ghashi wal te murtashi. tey problème bi Pa Maguette réew mi problème bi mu am. mooy problème mu ger. tey jii ak intérêt personnel. maanaam mbir mi naa ci gis sama bopp ñeneen ñi sama yoon nekku ci. yaa ngi dégg peuple bi nag am nañ possibilité pour mën a soppi li fi nekk. naka lañ koy defee. non am nañ carte. maanaam boo amee sa carte d'identité nga xam ni tey sénégalais yi jàpp naa ne arme bi gën a rëy mooy bii. lii moom ku ko am kenn waratu laa yeb. maanaam lépp luñ la teg rek yow yaa xamul ki nga koy jox. c'est que nag lii nga yor bu transparence amul itam. waaw ci liñ jëm du am solo su bari. waaw ndax kii da ngay rang ci bureau de vote yi. suba ba ngoon jot voté. waaw waaye day mel ne bu ngoon jotee ba ñu seet lépp day dal di tàbbi géej. sàccal la waaw loolu mel na ni kii moom formalité la rek waaye xam waaw non loolu moom débat la boo xam ni dinaa ci ñëw xam nga ku mel ni sëñ Mansour Sy Djamil. waaw dafa def benn déclaration malheureusement presse bi kenn waxu ci. muy lan ci. waaw sëñ Mansour Sy Djamil bu ngeen xoolee barki démb lii waa nu mu tudd cadre bi. cadre unitaire. résultat yi ñu defal ba pare. waaw mu ni fabriqué na ay résultats ba noppi. c'est vrai wax na ko. waaw mais loolu Bakar Ndiaye toog na fii bu le peuple bu ñoom Clédor toog na fii wax yu mel noonu ba tey. te génne war nañ ko. waaw Bakar moom wax na ko fi wax na ko fi. mais xam nga loolu. loolu jàpp naa ne ku mel ni sëñ Mansour ku ko xam-xam ne du waxantu. déedéet. ndax am na jaar-jaar. ci wàllu diine. mais am na jaar-jaar ci wàllu politique. xam nga loolu wax xam boobu na sax. wax boobu waruñu ko jaar bàyyi nii rek. loolu damaa jàpp ni opposition bi dañ ko war a jël. parce que réew mi mënuñu ne dañuy dem ci élection kenn gisul fichier bi. kan moo teg bët fichier bi ñu ko war a defee. mu wax bu am solo mooy buñ naxante jàmm ji ñuy wax. yomb na régler jàmm moom règle du jeu yi boo ko réglé. jàmm am ci réew mi kese. réew mi kenn amu fi intérêt jàmm bañ a am. mais la paix c'est pas un mot. c'est un mode de vie. absolument. jàmm du lu ñuy wax lu ñuy dund la. jàpp naa ne jàmmi réew mi ci loxo Macky Sall la nekk. moom bu paree pour nit ñi dem ci ay élections yi transparence liste yi ñuy rejeté mu xam ni mënu leen a rejeté parce que liste yooyu dañoo war a bokk. yaa ngi dégg kenn ku war a bokk ñu bàyyi la nga bokk ragal naa bu ñu ko defee jàmm day am ci réew mi kenn amul intérêt yëngatu. parce que ñun bu jàmm ñàkkee ci réew mi ñun ñoo ci gën a sonn. man awma ñaari nationalité. bugguma koo am. mais ñoom ñi tey ku ci gisul loo xam da ngay jël avion génn réew mi. kon loolu ay slogan la yu ñuy wax pour naxee ko nit ñi. jàmm daal pour mu am mooy règle du jeu yi nga xam ne nii maanaam constitution bi. prévoir na ko buñ ko respecté rek jàmm am ci réew. xam naa day fekk si ci la woykat boo xool ne du am fu dëgg amul. waaw ma daaneel rek fenn. waaw boo di wax ni peuple bi. ñoo yor doole ji. parce que nag ku fi fallu ñoo la fal. Macky Sall bi muy jël réew mi coup d'état wul de. buñ naxante ay nit a ko fal. kon bis buñ demee ba gis ni échec am na te loolu ñëpp ko. constat bi ñëpp ko def ñun ñii ñoo faloon Macky Sall bari na koy wax ñun liñ ci dajoo ko ci man le 23 juin kenn jiituwuma fa woon waaye am naa ngor su ma demee ba gis ni fa mu jëm baaxul ma taxaw yaa ngi dégg te tey fa mu jëm ñun ñëpp nangu nañ ni baaxul
yaa ngi dégg nañu delloosiwaat am espoir. gëm ni ñi fi nekk tamit ñu jox leen confiance. bis buñ demee ba gis ni fañ jëm baaxul ñu taxaw. loolu rek la. kon bu kenn ñàkk yaakaar. kenn amul droit di ñàkk yaakaar. réew mi war nañ ko soppi ci bu ñu neexee. te dara du yëngatu. très bien parce que armée bi ñuy wax ni bu leen kenn nax. armée bi mooy quartier ay sénégalais lañ foofu laay daanele. police ak gendarmerie gii ay sénégalais lañ dëkk ci réew mi. ñii dañoo ami sëriñ. yaa ngi dégg bokk ci ay daayra. di dund ci société bi li ñuy dund tey transport bi jafe ñun ak ñoom ñoo ko bokk. kon ñoom ay sénégalais lañ. réew mi benn nit du fi sacrifier boppam ndax nit. lu Senghor amul woon Abdou Diouf amu ko woon Abdoulaye Wade amu ko woon Macky Sall mënu ko am. kon nañu taxaw temm ci exiger ko règle du jeu yi mu teg ko ci table ji ñu def ko. très bien waaw. très bien imam nag dama ko wax mbiri transport. mu door ci. daa ci ñëw